inna ba'da dhanna ismun, mun ngaa ñaaw njorte, you can have bad mind to someone, nga xalaat ne kii nii la waaye bul ko wax, soo ko waxee bàkkaar la. kon diine du priorité mooy nit ki dafa war a nite, te réeb bokkul ci nite. waa su loolu amee nag ma gom ne den war a jëfandikoo li yàlla wax ci suuratu nuur, mooy saaru leer biñ tuumalee sayyidatuna Aïsa. gis nga ci in history balaa jigéen di wax ne góor a ko réeb, jigéen leen daan tuumaal réeb. Jesus yaayam Mariam nit ku sell la, mu génn ruuxu bu sell ñëw ci moom, mu ëmba wasin in less than 2 hours, mu dem ñu ne ko den la biiral, danga doon def yàlla na ma yàlla baalal njaalo, te Mariam musta def lu bon. te kooku mooy sangi jigéen ñi, moo jur doom ju kenn musta jur te keneen dootu ko jur. Aïsa tamit nga xam ne yonentu dafa waxoon ne jàppaleen seen genn wàlli diine ci moom, muy doomi Abubakar den ko tuumaal njaalo, ndekete kuñ ko tuumaal sax moom nekkutoon góor bu rama njaayu duy taxaw. mu metti loolu yàlla ñëw indil ko ay aaya setal ko. bokk na ci lu yàlla wax ci téere bi ma gom muy alxuraan, mu ne suñ leen andilee wax bu ñaaw bu leen ko déggal. The first reaction you should have is gomuma ko. If you say that, you allow the person ki nga xam ne moo tuumaal a room pour mu express boppam wax li xew. su expressé boppam ba pare nag ngeen àttee xel, ngeen indil leen ñëwaat. waaye Gambie mooy réew moo xam ne you can just wake up one beautiful morning, either been true or false, ne den ma réeb rek keneen ne dëgg la. man gis naa loolu Gambie. su fekkee ne loolu am na, den kenn amul right ne jigéen ñi Malvin réebut leen. soo ko waxee danga bugg a Malvin rek daf la neex. waaye in another side kenn amul right ne Malvin moo réeb jigéen ñi. su boobaa danga ko bañ. te àtte sentiment bokkut ci. àtte sentiment bokkut ci, dëgg la. You cannot say dañoo dem koor ñu dem koor nga ne noo buñam bi dafa metti neen ko baalal, sentiment bokkut ci. waaye Gambia depuis coow li jóg ba léegi we have 2 football teams playing. One is at Malvin side, defut ko. One is in another side, jigéen ñi wax neen dëgg. pour man loolu warut a nekk debate. mu ngi mel ni kooku ñuy wax Tuufa Jallow toog def press conference am wax Yaya Jammeh def ko réeb jooy mu metti lool. ma jaaxle ma ne jigéen bu wii bokk ci suñ société di jullit di Gambien, xale bu ndaw suñ njiiti réew war koo réeb, lii de metti na. kenn nag ku nekk ci ñun su munta wax ak yàlla kon na bàyyi diineem bu mu nekk te xam ne amul ko njëriñ. nit danga war a mun a wax ak yàlla because yàlla ngay dégg inna allaha samiun basirun, inna allaha xaribun. yow soo munta wax ak moom diine bi nga jàppalum laa jëriñ. ma wax ak yàlla, yàlla xamal ma ci xam-xamam moom yàlla ne du dëgg, lii amul. léegi nag man xam naa Gambien ni Gambie moom soo noon yàlla am na sax ñu ne dafa du dëgg, yàlla amut. I raise the bar very high because I know the people I'm talking with. ma jàpp ba set dugga ci kaamil, génnee kaamile alxuraan, waat ne lii amul. because su fekkee dama ko génta, you cannot base on dream to pour nga weddi nit ne lii amut. ngeen waxante dëgg. su fekkee ne man lu ma yàlla xamal la suma affaire la, duma àttekat. and I need to pass the message to the people. What should I do? ma génnee kaamil jàpp dugga ci jumaa waat parce que suma néeg maa ko moom. waaye wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan. jumaa néegi yàlla la, alxuraan yàllaa ko moom la julli di symboliser seen mbir. pour ma mun a indi Tuufa mu waat waaye ba tey ñëwut. te ba tey I stand by that
neen jël exemple ci man jigéen du taxaw ne den ko réeb nga taxaw ne waxul dëgg ñu bàyyi la ngay roam around is too cheap. Justice am na Gambia I am a Gambian dawuma daayuma awma lu ma ragal neen ma oo ko su waatee dara jotut ko 3 days ma tëdd ci kaso gi xaar Yaya Jammeh ba mu ñëw loolu yomba na. This is video it's recorded doy na evidence lu tax mënu koo def. man de su ma doon jigéen nekk 18 years with pageant xaw ma nu mu tudda ñu ne président bi réeb ma toog ay at am na xari xol boobu nu réeb métti ma taxaw wax ko in public benn góor gu ñuul gu ñaaw jugee fële ak kaamilam ne du dëgga oo ma ne naa waat danaa waat because the moment nga am the got wala fit wala sañ-sañi taxaw ci public ne den la réeb war ngaa mën a uyu si ku la oo ne kaay waat ba léegi tu fa ñëwul. And I still stand by that because boobu moom yàlla moo ma xamal ne du dëgg fekkeewu ma ko waaye yàllaa ko fekkee ndax umbalewu dara xaw ma lu xew yàlla moo xam ndax yow mii di ma seetaan yàlla moo la may xam-xam nga mun a use internet seetaan ma am na ko xam wa alamal insaana maa lam ya'lam dinaa xamal doomu aadama bi lu mu xamutoon. You know what people did? ñi nga xam ne ñu ngi support Tuufa demuñ na ko sister darling yaay raka mag góor gële jullit la te du doomi jaahil ci boroom xam-xam la jógee te jàng na xam na dugg na ci biir juma waat na Yaya Jammeh yónniwut ko bokkut APRC gisut ko xamu ko waatam bii dof du ko def njaay moo ko def suñ xel tey na. Can you challenge him? Yonentu dafa waxoon ne dimbale leen seen mbokk su tooñee ak suñ ko tooñee but they didn't. They attack you personally wérut dafa nangam and forget about what really happened. mbiri Malvin ñëw na ñu ne dëgga la ñeneenti jigéen wax nañ ko gis nga olof dafa ne dafa am fen bu bee jaaw xam nga leen mooy fen bu bee jaaw mooy fen bu sa maam fenoon wax ko sa baay fen ko wax la ko yow nga fen ko dafa màgget du dëgg fen bi du mun a nekk dëgg 15 nit taxaw wax dara doesn't make it relevant honestly. léegi nag mu am mbir mu garaaw bu xew Gambie di so called activist ñenn ci ñooma su ma ne ñëpp dama tooñ te tooñ baaxut te inna allaha la yahdi al qawma zalimina yàlla du dimbale kuy tooñ. That is why I will say ñenn ci activiste yi xamuñ sax lan mooy activiste. xam nga activiste mooy ku gëm dara nga taxawal ngir loolu nga gëm mun a am jëmbat ak jeexital in the society mooy benefits. While some of these activists they are opportunists. Den bugg a siiw they want to be relevant they want to be in the picture they want people to see them ñu ñëw taxaw ne ay feminist leen they cannot even define what is feminist xamuñ ko they don't know the origin of feminine nan la di support based on gender moo tax keroog bi Aji May Seck waxee ma ne leen lii du tribalism because nit danga bugga sa bopp bugga sa waa kër bugga mbedd mi bugga ñeneen ma ne leen na joolaa bugga joolaa njaago bugga njaago soose bugga soose pul bugga pul ñu mun a buggante as a society. su fekkee ne den bugga bañ loolu waaye kon di name feminist xanaa góor bokkut ci society xanaa góor bokku ci. If we say human rights, how about animal rights? So we must categorize things to have a better world. moo tax yàlla mi nga xam ne moo xam lépp daf ne yawma isin yasduru naasa astatan the day I will categorize people into different categories. so mbiri Malvin bi mu ngi ñëw ñu ne tel jigéen ñi génn benn ñaar ñetta ñëpp ne rapiste la. You know Gambia mënuñoo define rape ak rapiste. nit ku bokk ci famille bu baax wala bu bon waaye ci famille la bokk am diine jàng ba mun a xàmmee ndeyjoor ak càmmooy góorgóorlu ba egg fu mu egg nga xëy rek peinture ko rapiste
tooñ war na koo gën a mun a rëy. tooñ du ko gën a mun a rëy. and you don't even define the word rapist nga askanale ko nit te am nga bàyyi doo ko ko wax. am nga mag doo ko ko wax te suñ ko waxoon nga mer. loolu tooñ la moo xam daf ko def defut ko waaye rapist dafa am meaning rape am meaning. rape benn yoon doesn't make you a rapist. rapist dafa am specific meaning suñ jàng tubaab óorut soriwut waaye rape ak rapist du benn. These so-called activists seen fondament muy diine l'islam ñi nekk jullit ci ñoom xamuñ àttee diine l'islam ñu ci bari. man demoon naa benn programme Kereba Beach Hotel wala Sénégambie ma fekk fa benn jigéen ji sët la ci baabali xaw ma ko bu baax a baax mus naa koo kool benn yoon. bi mu waxee rek suma xol bi dafa yëngatu because li mu doon wax yëpp ay alxuraan la. is it very easy pour nga am ko mel noonu ci doo soo kool active maa ngi fa toogoon ci conférence di déglu ñaari nit ñoo fa wax waxi nit waxi yàlla waxi yonantu moom la ak keneen kooku seet naa ko ba sonn gisuma ko bot moom mujjee naa am contact am bañ wax benn yoon booba léegi maa ngi ci tukki waxaatuñ waaye lépp lu mu waxoon lu waxam bi gàtt gàtt aaya la ak hadis. waaye dangaa gis koo xam ne dafa xëy nu mu bugg a siwee rek nu mu bugg a relevanté to the modern generation lu rek a ko ñor mu dem rek join benn NGO di egg ak wàcc di dem di ñëw ne activiste la. activiste boo xam ne yow dangaa taxaw bind na nit ñi joxe na nit ñi def nangam yow doo joxe dara te lu nit ñi joxe am nga ca pourcentage yaa ngi ca di nataalu di dem di ñëw di wax rek yow wax rek yàlla waxut waman xaala waman amila la wax. waxut ku wax rek ku def la wax jazaan wifaaqan yàlla ju fay jëf mukk bàyyi wax waaye yow féetewoo wax rek ci front line bi oo nit ñi ñu joxe te doo joxe at the end of the day what is your role. xamuñ lan mooy activiste xamuñ seen position xamuñ seen rôle all li ma gis ci ñoom mooy ay opportunities leen wax lii nag doesn't mean is 100% of them but majority of them te mun naa ci gën a yaatal gi indi ay evidence ñoom programme bu ñu am damaa dem pour am xam-xam damaa dem pour seet ñii ñoom ci luñ ne because mbir bala nga cee wax danga ko war a xam te man dama bëgg lu ma wax ma xam ko dama waxu rek solo bi baax dem toog ci ginnaaw ubbi suma bët ubbi suma nopp. sometimes di nga toog conférence ba mu jeex mu óor la ne lii luñ set up la only pour xaalis. sometimes nga dem ci seen programme yi gis ne ñii dañoo jaamu agenda ñeen na waaye su ñoo dem duñ demee pas-pasi jullit la lan la islaam wax duñ demee pas-pasi man maa bugga lii dama jaamu ji yàlla te yàlla tax and to serve humanity ñu nga xool buñ paree bind seen turi xaalis yooyu ñu ngi leen a jox. ñu nga xool nataalu bi ak teew naa fii teew naa fale to make yourself relevant bés ñëw nga ne këlañ dee jasaan wi faqan daanu sa kaw yàlla àtt la. kon activiste yi nekk Gambie di sonnal nit ñi ñu ci bari ci ñoom neen gëm yàlla te ragal ko neen gëm ne dee am na bés penc am na. dañoo gis dëgg mu tegee nele ñu ne déedéet ñoom ay féministe leen ay human rights ak ay nangam leen nag di farle wante di dimbalante bàyyi dëgg su fekkee ne nag dañoo ànd nekk mbooloo takkante ci lu dul dëgg kon yow mal xiyaam mu ngay jot te dafa am benn waaju romb Sëriñ Tuuba mu ne ko fooy dem waxu yaa ngi métti mu ne ko diw laay attaque yi dina dégg loo xam ne mosut koo dégg Sëñ Tuuba ne ko déet waay muñal te baalal ko may bi xamal na la lu ëpp mu ne ko xamaluma dara xale démb la waa ji dem di ko xas di wax ba sonn xale bi na pat mu pare na ko yow gis nga
bugguma laa tontu because kiñ ne mooy sa baay jurut la. Go and ask your mother who is your biological father. waaye ju rombaat sëñ Tuubaa di jooy sëñ Tuubaa na ko naka mu ne lim ma wax kenn musuma ko wax. maa ngi xeeñtu am sen gàcceeg xaj doomi fana la xam ngeen lan mooy gàcce xaj bu rus ci mbiri Melvin bii gàcceeg xaj mu ngi ci na ku nekk save suma voice bi duma waxantu duma wax lu ma xamut. and time bi fii ci Abuja ci Lagos sori na pour may war a mun a toog di waxtaan ci naka sa xandang mooy just to have a free time bu ma munta utilize rek di ko waxtaan duma booba nit. gàcceeg xaj mu ngi ci na nit ñi bàyyi seen xel ndax nit topp na mbir foog ne dina ca am ndam fekk gàccee ko caa fekk. man am naa suma personal belief ci li am waaye loolu man la concerne suma affaire la xawma lan mooy dëgg maa ngi ñaan yàlla nag mu xamal ma dëgg te mbir mii maa ngi ci di dox because dafa concerne askan wi tuumalante fekk dañut Gambia duñ mun a dem. di so-called activists fekk xamuñ seen rôle am seen place du mun a dem. let me give an example ci suma bopp man jigéeni flag yi female lawyer association Gambia I think but if I am wrong mooy jigéen ñi nga xam ne ay lawyer leen Gambia bi ma suma man dama takka jabar ci sunna ci lislaam man ñu sëy ci lislaam ñu am problème ci lislaam mu yóbbu ma ci xaadi ate jigéeni flag yi nekk ci seen groupe WhatsApp bi di waxtaan ba dem suma jabar ne na ma yóbbu koon ñu jàppale ko loolu du màndute. that's not professionalism. I have their screenshot and I still have it te kenn ci ñoom moo ma ko jox fekkee ma ko bokkuma seen groupe li ma wax ni lii internet la den koo film dafa nekk everywhere. xoolal on professionalism boobu ci ay lawyer yu jigéen bi ma gisee loolu rek dama jàpp jublu yàlla ne ko la hawla wala quwwata illa billahi jigéen ñii doon ma fexeel lii yow yàlla na nga jëflante ak ñoom ma xaw ma seen tur I don't want to know them. ba dem ci F Jaawo na ma baalal li ma tudda turam di ko wax ne den laa jàppale moom mun a leen baax na yàlla baax na doy na. xoolal boobu gàcc yow looya nga jàngoo lislaam liggéeyaloo lislaam legal bi ngay liggéey te nga em taxaar sa kees mu ñëw nga defeen ko. xamuloo xaala laaw xamuloo xaala rasulullah xamuloo dara bi nga juddoo demuloo dara school nga dem ABCDUFW XYZ nga jugee fa dem sa common entrance jugee fa dem grade 12 jàngaloo te nga em ci loolu. nga gis jëkkër ak jabar yu am problème F Jaawa bi maa yóbbu koot xamoon na legal koot ndax kam doon àndal mu ko suxal legal la jàng muy IFA waaye demut foofu because xam na ne den ko takkoon ci sunnatu rasulullah mu dem ci xaadi bi islam may ko dégga moom dafa demoon pour tas islam na ko comme bugguloo tey sëy bi tas keroog lañ ko tas mu jeex. jigéeni flag yi def mbaboor booloo di ca waxtaan seen groupe bi di tegsante di def lu nekk def ma nit ku bon koo xam ne waaye wallahi tallahi ragaluma yowmal qiyaam yàlla teg suma jëf teg seen jëf ñoom ñépp nag bépp jigéen bu musa jaar flag ba ilaa yow bi la ba keroog bi yowmal qiyaam di ñëw ragaluma yowmal qiyaam ñu taxaw ci kanami borom bi mu àtte suñ jëf yi man Cheikh Ahmed Cissé xaw ma ko gën nag te waxuma maa gën waaye ragaluma loolu man. which was very wrong very unethical very unprofessionalism ci ñan ay jigéen ñu war a taxawal society ci ñan ay jigéen ñu war a ëmba réew mi ci ñan ay jigéeni looya yu war a taxaw ngir taxawal kàddu dëgg lu seen yoon ana mandute. it happens to me musuma koo ŋaaŋ xëj na waxa fa egg and so many things. I was talking to someone in Gambia ku baax ku nit ñi xam he was my friend den daan waxtaan keroog bi ma génnee waat ne Yaya Jammeh rëy bu tufa keroog la ma gëj a kool keroog la gëj a receive suma ko because to associate with me du ko favor ci agendaam. I think if he was a brother
dina ma laaj Cheikh sa lii rëy na de foo ko teg nangam ok su gëmut mu bàyyi ma suma affaire we continue the relationship but he did it. So many things are going in the Gambia. These so-called activists, they are confused. Xamuñ fu ñoo teg seen tànka xamuñ luñ bëgg xamuñ luñ bañ liñ nekk sax xamuñ ko and they have their own group. Gambia seetlu leen di so-called activists koo ci xas ñëpp tontu la loolu ndey dikke la compine la yaay compine la ak association rek góor ñi koo ci laal ci jigéen ñi mu bindal la 13 page ñoo mun a bind 13 pages leen laa bindal dal la because yu danga laal kenn ci ñoom. soo laalee jigéen góor ñi dal la su kenn génnee ne dafa maaj ñëpp dog seen soxla yi dem xaalis mu ngi ci léegi tuufa press conference bi mu def maaj ba mbuba yi ñu doon joxe nangam fu mu jóge lu nekk ci ginnaaw loolu. We know that t-shirt buñ print 150 la dee jar organisation yi suñ ko bëggee 250 leen ko dee jaayee li amoon ci t-shirt bi yombutoon nga génnee kaam ñu sang la ba nga set su dee mënta sangu janaaba mu waat ñu jël ma ñuus ma ci kaso gi ma toog xaar fa Yaaya Jammeh ñu bàyyi ma man may wax rek di wax rek moom tam mu nekk di wax rek xamuñ dëgg. activisme bi xaalisang ci mbir la moo ci nekk waaye xale bu ndaw nga jàngi am 20 something years war a jëriñ sa bopp nga ne yow activiste nga amuloo benn liggéey ci àdduna amuloo beneen njëriñ nga ne yow activiste nga. activiste du métier. we are all activiste man duma tux activiste la to against smoking duma naan activiste la to against smoking. activiste jikko la comportement la nooy mel la waaye du looy wax. xanaa suñ imam yi ak pasteur yi duñ activiste they are activists. suñ good citizens yi patriotics yu xam seen bopp xanaa duñ activiste they are activists. President Barrow is an activist. so that word luñ programme la woon in past years for some agendas and it's working. so mu ñëw rek nga capté ci rek because di nga mun a dugg UN visa dina la yomba dina la teg ci télé yi ngay wax nonsense ba pare you will be protected by the law. képp ku dégg protected loo munti dem di nga perte. xool leen buur yi fi nekkoon te déggeroon daan fëgga taabul bi di joxoñ nit rek ñu yóbbu ko kaso ana ñu tey ñii deeneen ñii moomuñ seen bopp. kon mbir mi dëgg-dëgg it's not about gender. It's not about family. It's about dëgg. ku bëgg a dëgg mooy dëgg daanu sa kaw nga nangu ko. waaye Gambia teguwut ci yooni dem. because tuumaal nit dafa indi mbañeel. te bañante du yóbbu réew. te Gambia kuñ tuumaal ñu ne dëgg la. xoolal barki démb. man dama takka jabar. gisante ku ma neex. ñu sëy ci suñ diine Watson Gambia post ko ñaanal mënuloo ko wish them good luck mënuloo ko noppil but you see them saying loo xam ne doo sax understand yow da nga laajte ci ban réew nga nekk te suñ paree ne 95% muslim ma ne leen 5% muslim moo am Gambia 5% muslim moo am Gambia 95% du dëgg ndax nangu ngeen ne 95% of muslim mun nañoo nekk foofu sàngara di jar caga ji di jarle tuumal sa moromi doomi adama di jarle rawatina koo bokkul ak diine ndax nangu ngeen ne 95% muslim mun na faa nekk te jullit ñi di xoolante ne kii xéeféer la kii bidaa la ndax nangu ngeen ne 95% muslim mun na faa nekk abortion di gën a bari ndax nangu ngeen ne 95% muslim mun na faa nekk te jëw di bàkkaar yu gën a rëy jëw ñu legalize ko Gambie is nothing wrong dañoo jëw bi di jëw ci Facebook bi ndax nangu ngeen ne 95% muslim mun na faa nekk te kenn uluwut sa boppa ndax nangu ngeen ne 95% muslim mun naa nekk Gambie te suñ borom xam-xam yëpp ñemewuñ Gambie ñu ngi toog outside ñemewuñoo ñëw ndax nangu ngeen ne 95% mu ngi fa and still now police ñi ñu ngi corrupt ndax nangu ngeen ne 95% muslim ñu nga fa am na journaliste yoo xam ne siwal fen moo leen gënal siw dëgg ndax nag ngeen ne 95% mu ngi fa ci muslim njaalo bi léegi den ko legalize xam nga lu bon mooy laal sa jànq xarit booy loo ma def neexuma mu ne la baalal ma daf ma rëcca
xam nga lu bon laal sa jabari xarit nga weeru. xam nga lu bon mooy and we count ourselves 95% Muslim. It's a joke. We have 5% Muslims. mooy ñiñ konte wut. mooy ñiy jooy guddee ngoon suba ak bëccëg. mooy civil servant yi màndu te mënuñoo am moto den liggéey di paas ba màgget di paas di pension di paas. 5% muslim boobu mooy ñi nga xam ne soo tuumaalee nit dañoo taxaw di laajte dëgg la wala du dëgg waaye duñ wax ne dëgg la. 5% muslim boobu mooy ñi màndu suñoo they are not heroes behind the keyboard di type lu leen neex. kon mbiri Melvin Roberts bii neen ci def ndànk. man I will play my part as a citizen gëstu xam lu ma ci xam wax ko askan wi. du based on Melvin xaw ma ko. du based on jànqa yu ko accuse xaw ma leen. waaye man am na lu ma ci gëm personnel loolu suma affaire la su ma ko waxee bàkkaar la. tey su ma ne Melvin laa gëm bàkkaar na xaw ma ci dara. su ma ne jànqa yi laa gëm d'accord na bàkkaar na xaw ma ci dara waaye li ma gëm man la concerne. waaye I will make research to know ba pare time will tell. li ma xam man te mu leer ma and I say it and I insist on it mooy gàcceeg xaj mu ngi ci. nit dina ci rus ba raw xaj bu rus. waaye maa ngi leen a ooj if that day happen jël leen seeni ego yi ngeen sànni ngeen jéggalu. olof mu ne sukka terewul soo jógee danga yóbbuwale sa óom. ba pare li gën a saat Gambia. gis nga maaji tuufa bi am na ku nekkoon ci kanam sol t-shirt I am tuufa billahi allazi la ilaha illa huwa géñ naa ci màggaay ak yàlla we talk face to face mu ne ma Cheikh da nga make mistake ñun ñëpp xam ne ne kii dafa fen waaye bul dee def li daf laa koosal ennemi danga koo bàyyi si biir ñun ñëpp xam ne ne dafa fen moom xam ne ne dafa fen ñun xam ne ne dafa fen someone say to me billahi allazi la ilaha illa huwa moo ma ko wax. mu ne ma di moment nga génn ci jumaa bi waat ak it was too much you shouldn't do that just forget about them. ñii den am seen agenda te ci loolu leen nekk. ma ne ko man li ma taxoon a wax mooy suma njiiti réew bu fi nekkoon ak suma sister bu jigéen because Tufa is a sister in Gambian is a sister in Islam is a sister and she is. concern boobu ma gis ne du dëgg ma bugg a dimbale nit ñi ci bàkkaar bi because ñaata nit a wax ne Melvin rapiste la fu ñu ko déggee. journaliste yaa ko binda activiste yaa ko binda te soo siwalee bàkkaar ku ca bàkkaar nga bàkkaar ci lii rek laa buggalu réew mi because man suma bàkkaar yi den ma doy suma bàkkaar yi wax dëgg yàlla den ma doy bugguma kenn yokk waaye mbiri Melvin bii tamit bàkkaar yi bari na ci de tooñ yi bari na ci naxaral yi bari na ci te I wish kenn ku ci nekk xooloon sa morom ni ki sa bopp waaye ñu tuumaal ni rek nga bokk ci to inject your agenda nga nekk ci just because you want to gain popularity in it just doesn't worth it. Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne dëgg suufeel ma may wax dëgg ñëpp di ma bañ moo ma gënal may fen nit di ma ekkati. At that time if I really wanted to be relevant to people, if I want people to applaud me tàccu ma def ma hero for some minutes because Gambia moom den laa ekkati tey ba ci kaw wàccee la ba ci suuf that's Gambia for you. mënoon naa génnee suma kaamil waat ne Yaya Jammeh moo réeb Tuufa den maa wax dëgg la den maa invite all platforms because I lie, I promote an agenda, but because I come in the opposite direction with a unique way jàppa ñu vidéo ma dugga ci kaamil ba waat te dama waatoon ne yow yàlla su fekkee ne Yaya Jammeh dafa réeb Tuufa yàlla nag ma toroxal ba àdduna xam ne dama torox and I still insist on that. waaye keroog ba tey laa gën a gëm yàlla duma daan julli 5 daily prayers F Jaawa waxoon na ko te dëgg la I assume jullit bu sàggan la waaye léegi juróom fukki rakka lay julli ci bis 50 times a day li ma or kenn xamu ko kon yokku naa dama yokk bi du am xaalis waaye mooy gën a gëm yàlla gën a ragal yàlla. By then dama daan read 6 hours a day now I read 10 hours a day su ma jàngut hadis maa ngi read
maa ngi def research ngir dama bugg a di waxal askan yi ñuy jëriñu te li ma wax dama ko bugg a xam dama bugg a li ma wax ma di ko xam man tey laa gën a yokk nga foog ne yàlla ñàkk na fayda ba ma jël kaamilam moom yàlla dugga ci néegam moom yàlla waat ci turam mu seetaan ma nii rek just like that who am I yàlla jurut ma di suma yaay jaamam la suma baay jaamam la lu tax yàlla bàyyi ma noonu maa ngi ci kaw suuf si maa ngi ci jàmm maa ngi ko gën a gom di ko gën a ragal di ko gën a fuuglu mooy nopp di gën a nopp yàlla di ko gën a bugg and he is listening te kenn du waat ci yàlla ci lu dul ci dëgg te doo gis amut moo tax bi ma demee ay Afrique te seef ak waa jooju nekk ci groupe xaw ma ban naan nangam nii la fële la dugg a génn ma ne ko mu ne ma nii la ñoo waatee ma waatee noonu ñu pare mu xoog ma ñu xoogante ñu dem cause aw ma benn agenda lu dul joxe dëgg gis nga activiste yi nii ak ñi am seen agenda yii su ma ragaloon yàlla su ma ñemewoon yàlla ni ñoom bugg a àdduna ñoom maa leen ëpp xel maa leen gën a neex làmmeñ maa leen gën a xam lu ñu war a wax léegi tey ma taxaw jaxase foofu yëpp def Gambie benn bis ñëpp xam li ma bugg a wax but what will I gain at the end of it lan dox gis nga kakatar caméléon wala camélon kakatar daf doon riis ak mbott tob rek egg kakatar benn ñaar ba egg mbott na ko laa man ñëw naa depuis si suba kakatar na ko dellul ginnaaw li nga tob nga dox ko nga ñëw mbott jël laas ma jaar ci yooni dëgg mu métti def business daanu taka jabar mu tas tukki dem am sa problème yi visa nga ñëwaat ubbiwaat business daanu def ay tic-tacs doo am ngay muñ léegi-léegi nga kool kenn dooma dimbale foofu lebal ma 50,000 mu lebal la ngay taaba di fay ndànk-ndànk ci loolu laa nekk I prefer that than use my this eloquent bi ma yàlla may masha allah wa ma bi ni'mati rabbika fa haddis I'm not arrogant I'm just saying the truth use suma brain bi use suma tuuti xam-xam bi try to be relevant nekk xariti UN léegi nekk seen ambassadeur Gambia di wax rek di ratatati jël ay nit ñu laa liggéeyal di bind rek I want to be Cheikh Ahmed Cissé su ma dee ma bàyyi suma footprint on earth su ñëpp jaaree nii suma conviction nekkut fa bëgguma faa jaar kon mbiri Malvin bi neen ci teey neen ci ragal yàlla ñun jullit yi neen xam ne Malvin chrétien la te li ñu yonantu jàngal mooy suñ diggante ak chrétien yi neen ko rafetal chrétien moo njëkk a jox islam asylum keroog bi Makka sonnale yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantu daf leen ne dem leen Abasa wata wala njaawamul ama mooy Addis Ababa in Ethiopia mu ne leen benn chrétien pastor mu ngi fa du tooñ te duñ tooñ ci moom 40 jullit migrate to Addis Ababa chrétien bi téye leen fa jàppale leen ba diine l'islam dëgër ñu dem noonu la islam màggee ba man ma nekk jullit yow nga nekk jullit biñ ñëwee seet si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen may ci biir jumaam ji ñu def fa seen maas yonentu daganal na ñu takk seen biir diggante bu rafet moo nekk jullit ak chrétien yow soo demee ba di comment ci Malvin bul fàtte ne sa nawle la chrétien la jox ko due respect ngir faith barrier bi dafa am fu la islam emale I'm talking in the Islamic aspect waaye déedéet danga xita barrier bi jéggi fi la yonentu laynal nga jéggi ko civilization fi mu la laynal nga jéggi ko yow lan nga rab nga animal nga many people attacking Malvin are animals based on the facts I say if you are a Muslim the prophet said don't cross this border you cross it civilization says don't cross this border you cross it humanity says don't cross this border you cross it then you are an animal so many people attacking Malvin are animals in the same direction many people bullying the ladies because then wax ne den leen rape they are animals so I see animals fighting each other
I want to bring them back to their senses ñu nekk nit ñu analyse ñu toog seetaan Malvin mu ngi post léegi ay screenshots am na ay voice ñu ngi xaar parce que ñun xamuñ su loolu ñëwee nag alquran mu ne afala taqiluuna be sensible use your mind 1+1 jarut a dem school ñu xool lan moo xelu lu make sense ñu jàpp ci loolu if process baa ngi ci yoon óolu neen suñ justice yi réew dëgg nag yenn saa yi nga gis justice yi Gambie demee kumba am ndey kumba amut ndey waaw loolu ban exemple laa cee joxe mooy Yankuba Touré dafa ñëw ñu ne ko waxal mu ne maa bañ ñu ne ko demal tëddi Mile 2 Alaaji Kanji ñëw ne maa rey ñu ne ko muñal demal ñibbi sa kër ku bañ a wax ak ku wax ne maa rey su ñëw tëj kañ la ñëw tëj kon loolu justice si kumba am ndey la you don't need to graduate to be a barrister to know that non su kii tëddee because of this kële dafa war a tëddee because of that because day Ousmane Koro Touré jàmburi yàlla Ousmane Koro Cissé jàmburi yàlla boobu nga xam ne ku baax la ku ragal yàlla la ku doon liggéeyal réewam la bañ moo ko tax a dee maa ngi yaakaar ne ku am aljana la yal na yàlla sàmmal ko ay doomam Alaaji Kanji wax na ne dóor na rey na ñu bàyyi ko mu dem kii moom waxut ñu ne ko kaay tëdd loolooy justice si kumba am ndey ak kumba amut ndey mun naa am jigéen ñi seen nombres yu bari Malvin mu am justice si kumba am ndey ak kumba amut ndey parce que minister of foreign affairs biñ ne Malvin dafa réew rek den def réaction te ministre bi ci boppam tuumaal neen ko fi lu tax resignut the minister is my friend waaye waxuma ci moom facts laay wax tuumaal neen ko moom lu tax resignut su fekkoon ne Gambie kuñ tuumaal ñu dàq la konoon man génn naa réew mi konoon yow mi maa déglu génn nga réew mi so dafa bari ay mistakes yu am along the way but let's give time time will tell ñi wax ne Malvin daf leen réeb neen ñu indil seen proofs and evidence because réeb baaxut Malvin miñ tuumaal ànduma ci ñu noppiloo ko because yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax mu ne man sama tandajaa ku noppi mucc te wax yonentu du change waaye den koo interpret to understand it better léegi loolu lan la miin ci jamono bi ku war a waxal soo paree nga noppi that's the only way to interpret it because duñ mun a jël sa tur bind ko Facebook bind ko YouTube bind ko Google bind ko everywhere ne rapiste nga am sa ay foo mun a wéedee nag noppi su boobaa doomi xaraam nga Malvin su noppee rek doomi xaraam la su fekkee den ko tuumaal mu xam ne den ma tuumaal ma am evidence yu ma war a mun a wéedee tuumaay ma noppi kon Malvin doomi xaraam la dafa deserve lii na wax na wane na feeñal ndax kuñ ne yow la te du yow nga am rayti ne du man gis nga yàlla mu ne sax may na ko fu ma waxee du man mu ne daf laa ne nga xam ne du moom niw sax dafa wax ne du moom soo ne niw baa sàcc mu ne teg nga xam ne ku munta yëngatu defu ko let Malvin speak waaye maa ngi ko advice xeex boo ci nekkee nga bëgg a win bul fen bul yokk bul sos waxal dëgg bi rek nga noppi man ñu bari den ma dee accuse dama am gàllaaj dama am xam-xam dama ñeme yëfi sëriñ dama yooyu yëpp dëgg la ñeme naa sëriñ lool dama sangu dama takkat dama wirda dama naan dama sul am naa xam-xam lool ndax dama ko donn dama ko jàng yàlla daf ma may alhamdulilah masha allah waaye soo gisee ku ma xeexal win la duma la fenal duma la sosal duma la yokkal kerek bi ma ndaw si seen waxee ne daf ma yóbbu koot laa ko ne may am ndam sa kaw li nga xam ne maa ko moomoon te islam waxut ma ko laaju ma ko dama ko bàyyi I do it willingly it was my choice waaye li ma islam def loo ma def ko I demand it and I get it back she go I go te waxoon naa ko ne su fekkee maa ngi ci dëgg ngay jigéen ma teral la yàlla dina ma may ku la gën
gën la rafet gën la jongoma gën la baax gën la juddu gën la askan waaye su fekkee ne dama la toroxal yàlla dina la may ku ma gën yàlla dina ma may ku gën a bon yow mu toroxal ma. It was what I said to her. Kon that's the advice I have for Melvin. Ban advice laa am pour jigéen ñi in the other side mooy jigéen su la naqar dalee ñu répp la nga dem ba mënatuloo ko muñ nga génn wax ko bépp loo war a mun a am ci dëgg lu laa may dëgg rek wax ko waaye bul fen bul sos bul yokk because jigéen musta tuumaal góor ci àdduna mu am ci jàmm. Let's go back to history. Zaliqa dafa tuumaaloon yonent yàlla Yusufa wala qad hammat bihi wa hamma biha ñëw na ci alquran gis neen ko bi mu ko tuumaalee ñu tëj Yusufa 7 years in prison. At the end of the day jigéen ji dafa am gàcce xaj dafa rus jigéen du tuumaal góor am ci ndam because yàlla dafa créer jigéen pour mu mutali góor pour mu jàppale góor yàlla créer góor pour mu dimbale jigéen parce que jigéen amul doole waaye yow ki yàlla créer specially for you nga tuumaal ko God will fight for him. Let them be very cautious and be careful. ay jullit bu tuumaal ku dul jullit dafa am danger dafa am repercussions dafa am consequence benn ñaareel ba jigéen bu tuumaal góor dafa am consequences dafa am repercussions dafa am lu ci nekk ñetteel ba fen yaakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibun li imaani la yonantu wax mooy te ndekul fen dafa gàkkal gëm yàlla ñeneenteel ba mooy sos ay Gambie suñ xamoon lu ci sos bu yàggul nii rek man bi ma see Anna Gomez dafa comment ne this is my 5th marriage te wallaay xamuma xoolal boobu sos nga mun koo bind publicly ci àdduna ñu koo gis kon neen bàyyi seen xel jigéen ñi te dara gënut a métti nga nekk ak góor seen good time ngeen def lu leen neex nga pare fenn daf la réeb ñu dem ba àdduna yépp xam ne réebut la mooy ne weeru nga xam wax nga nit ñi ne den la doon nuka méeguma mistake in this word de maa ko wax deliberately wax nga nit ñi ne yow nuka neen la because alquran farajaha wax na ko farajaha mooy càppa dafa am wax yoo xam ne dañ ko war di wax ni mu amee pour nit ñi mun a dégg boroom xam-xam la damaa jàngale li ma wax ci yàlla laa ko gisee yàlla moo tudda càppa ci alquran ma wax nuka ngeen dafa am lu maa jàngale it's not a mistake kon yow nga ànd ak góor ngeen def lu leen neex ba pare nga ñëw ne daf la réeb ñu dem ba dëgg xam ne yow dëgg-dëgg réebuñ la yow yaa demoon nukante ji in your own choice suturaaluloo sa bopp weer nga sa bopp gàcceel nga sa càmmeñ ñi sa broda si weer nga sa askan and you leave history ci internet bi boo xam ne dineen xam ne yow da nga demoon tëdd ak benn góor in your own choice waaye nag dëgg-dëgg tëdd moom léegi nekkatul gàcce Gambie comme doomi biiral den koo ngénte di ko celebrate kon that's the country we are living into and we still claim 95% of Muslims yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg jullit kon su ma wax ji bari na gudda na xam-xam feeñ na ci laal na many points let me resume pour ki déggutoon ak ki nga xam ne suy déglu dafa dégloo mbañeel xol bi du nangu wala ki nga xam ne dafa déglu mbëggeel dafa rey rek di xaaxataay because he love Cheikh wala ki nga xam ne dafa déglu ak expectation he is supporting Melvin. Let me make that point clear. Su fekkoon ne dama support two Kamsi other than justice man Melvin lay support that should be very clear. Lu tax ngir moom leen tuumaal moom la ñoo support ba tuuma bi nekk dëgg ñu sànni ko ca xaj nag na ko acca ca xaj because xaj mooy réet waaye képp kuñ tuumaal yow leen war a support ba tuuma bi nekk dëgg ñu bàyyi la nga face sa conséquences yi based on those facts. Number 2 dama gis ne kumba am ndey la ak kumba amut ndey man dama gis ne Melvin dafa wéet because amut nijaay bu sant Saane Saañang Jobaate Siise Tuure lii ka amut nijaay amut doomi nijaay he say akun piki boy aku pikin boy xamu nu ko aku yi di waxee usu pikin xaw ma noonu amut fi papa boo xam ne sant na nuñ sant bokkut ci let me not just go there cause dafa xaw a ñaaw waaye yii moo tax
mu wéet ndeysaan tuuma bu ñëw dal ci kawam ku ñëw ne dëgg la dama ko yërëm waaye doo yërëm nit ba àtteel ko lu du dëgg waxoon naa ci biir wax ji ne dëgg sentiment bokku ci. I feel sorry for this poor man and I pray yal na yàlla leeral wan ñu lan mooy dëgg su Malvin juumee yal na ko yàlla feeñal bañ xam ne dafa juum su jigéen ñi juumee yal na ko yàlla feeñal bañ xam ne loolu mooy suma ñaan te dinaa ci tëju 3 fan yàlla ñaan ci yàlla ngir tuuma bu du dëgg dafa métti dama ci jaar dama ñam lu mu saf xam nga 3 xam-xam moo am xam-xam bi nga dégg gis ko muy ñaar ak bi nga ñam mu ngi mel ni kaane bi nga lekk mu saf kaane sukur bi you know how it test man dama ñam tuuma toog naa one beautiful day Bigué Sène xaw ma fu mu nekk ci àdduna léegi ñëw jël si ma rek ne ma sàcca mobile am nit yi jógee jumaa ñu handcuff ma di ma yóbbu Serekunda police dëkk bi yépp daje ñu jël ma yóbbu ma police musuma dugga police suma àdduna te yàlla xam na ne amul benn bés boo xam ne mus naa jël mobile am Bigué fekk mu ngi biir ma ne ko si police station bi ma ne ko maa ngi giñ ci màggaay yàlla su dee man maa ko sàcc yàlla ma yàlla rey waaye su dee danga ma tuumaal ki nga ëmba yàlla bul ko wasin doom boobu judduwut Bigué Sène London Corner jumaay kër Cheikh Omar Touré falaa juddoo moo ma tuumaal man I know how it tastes to accuse someone lu mu defut moo tax su ma ko gisee rek dama dee taxali ko ak suma sago man toog naa one beautiful day ñu tuumaal ma dama réeb xale kon nga gis ne de nekk ci dëkk boo xam ne de nekk ci askan boo xam ne tuuma dafa war a deñ du lu neex ci xol I know how it tastes ba léegi amut benn bis boo xam ne dinaa toog duma ko fàttaliku amut takk naa jabar bugga ko teral ko ngir sunna moo ma ko jàngal ñu ne dama ko liggéey I know how it tastes to accuse someone of what he didn't do I know how it tastes neen ragal yàlla neen gëm yàlla neen bàyyi tuuma neen xam ne képp ku tuumal doomi aadama ak lu mu yàgg-yàgg yàlla dina ko ekkati dina ko defal jàmm te yàlla dina la toroxal amul jullit amul christian amul góor amul jigéen amul anything moo tax loolu moo tax suñ tuumaalee nit
ak lu munti doon, no matter how bad the person is, I feel sorry for the person because I know how it is. man dem daa Guinée Conakry di jàng xam-xam xawma fa kenn, dégguma pël, dégguma susu, ñu téye ma seen biir di ma jàngal. ma jàng ba yàlla def mu dese ma 2 months ci agreement bu ma am ak paa bi pour mu jàngal ma. ma toog ba benn dee maa ngi toog dëkk boo xamul kenn, jabari paa bi ñetteelam bi ñu ngi ko laal ci biir néeg bi. paa bi ñëw, waa ji jaar ci ginnaaw génn, paa bi di yuuxu mu ne man maa ko bëggoon a réeb. ñu jël ma pour rendi ma man, wallahi tallaay, ci biir Guinée Conakry kenn xamuma, dëkk bi yëpp daje. xaw ma lu ñoo wax. benn waay maliyan la moo dégg soose te dégg naa tuuti soose. ma ne ko ñi lan leen wax, mu ne ma yow dang doon sàkku jabari sëriñ bi. ma simeeku, ma ne góor gi ne jëlal paaka bi nga ñëw dog suma koy bi, su dogee rek maa ko def. te billahi takkuma tul, naanuma tul, nandaluñ ma tul. ma ne ko nañ ñëw xàcca ko, su dogee maa ko def. ma gestu ne yow yàlla, yow rek yaay buur, yaakaaruma ku dut yow, kenn mënut maa setal ku dut yow, dégguma làkk bi waaye dégg nga ko, jàppaleel ma sa bopp. fi ñëwee ba di ko dog, góor gi xool ma. góor gi xool ma ne na waa ji taxaw, mu ne kii sañ-sañ bi mu am wax lii yaxin bi yëg naa suma xol ne deful ko. mu fase jabar bi. bala maa toog di dem, jabar ji ñëw, ñu ngi ko téye, mu ngi am psychological problème. mu ne naa ko baalal àq. ñu indi waa ji lan la wax, ñu ne daf na naa ko baalal àq. ma ne ko fàtte woon naa loolu sax. let me explain another story bu Gambie musuta dégg. dafa amoon benn bis ma toog, benn jigéen Jamila la tudda, mu nga dëkk Bakaw New Town, ci boori consulat représentative yi Sweden. mu text ma, dama la xàmmee daayira wasifa hadara. ma ne ko man, mu ne waa, ma ne ko déedéet, man du ma dee dem hadara because suñ kër daf ko am, man ci jumaa laa juddu. mu insist, den ma laaj ko, seen ma sa nataal, mu seen ma. ma ne ko man xaw ma la, but I would like to know you. li ma leen a wax ni Gambia la, du film de, Gambia la. incha allah I will stay strong. tayu ma ko woon sax, man dama dëgër, lu nekk la daj ci àdduna te du may jooy. Gambia la ndaw si dëkk ki ma wax nii. ma ne ko maa ngi amee suma moto bi, ma ne ko neen dajee traffic lights, ma xool la, ma gis la. ñu dajee si suma moto, ñu toog. ndaw si dina ma dégg. ma ne ko bi nga ñëwee yàlla xamal na ma ne den la yónni ci man. mu wax bi bugg a jooy ne daf ma bugg a, daf ma nangam, déedéet. ma ne ko wallaahi yàlla xamal na ma ne yow, mu ne ma waa, ma ne ko den la yónni ci man, waaye maa ngi laa xamal ne doo ci am ndam. then you move from there. ma ne ko nen dem ma yóbbu la fi nga dëkk, just pour xam in case of anything happen I can trace her. mu yóbbu ma benn këri waay, ginnaaw cemetery fuñ denca ñu ne ñu doon xeex noonu Bakaw, woor yoo xaw ma ñooñu ñu doon xeex daal Bakaw, bàmmeel boobu bu nice boobu. soo koofee noonu koofaat fala ndaw si taxaw ne foofu la dëkk. ma wàccee ko, mu di ma xogg, mu ma doon record. I feel something bad. ma gestu gis fu nam baa ngi record, mu ne ma why don't you want to kiss me? ma ne ko nothing. mu dem ma dem. I text the girl I wanted to marry, explainal ko the whole scenario. ma dem, ndaw si seen ku ma war a takk ne ko ne Cheikh fenkat la, nangam la mel, nangam la mel, nangam la mel, nangam la mel, lu nekk ñu wax ko, mu wax ko suma ndaw si. wax yu nuru dëgg. wax ko yaayi ndaw si
Cheikh xaw ma ko daf ma biiral daf ma nanga wax yu bari. weeru koor de jullit mun a def loolu moromi jullitam li ma wax nii weeru koor la. Fajara cemetery thank you so much cemetery boobu la. ma ne yaayi jànq bi ak papaam ak xaritam ñu dugga suma moto ma drive ñu dem fa ma wàcce woon ndaw si fekk fa benn góor gi dafa mën a fen mu ne ma yow yaay Cheikh ma ne ko mu ne ma sa tur jiitu na la fi den la jaay ñun ñëpp a ngee dégg ñu toppa ndaw si toppa waaji ba mu naxanteeg ndaw si ba ndaw si ñëw ndaw si toog ma toog ñu ngee xoolante nii suñ boti mu ne ma Cheikh looy pretend mel ni xamuloo ma rek ba xaxataay man su ma tiitee dama dee ree ma ne ko yow mu ne ma waaye yaa ma biira rek bu na botam yi di jooy. She play a very nice film. ñu jógee fa ki ma bëggoon a takka papaam soldaar la xariti papaam soldaar la yaay bi gom ko ñu bëgg a tëj wax ju noonu ma ne xariti papaam bi kooku faana la comme man ma ne ko dimbale ma ngir yàlla bu mu dee ca neen ko yóbbu police because du ma doon mun a set ñu dem traffic light police ñu dem fa police ñu fa fekkoon ñëpp a ko gom ba mu des kenn muy something caam xaw ma turam dem naa fa ñetti yoon seeti ko téye $10,000 suma loxo pour jox ko mënuma koo gis police boobu fu mu ma gis ku ko xam rek na ma texte wala mu call ma moom rek a ma gomoon. am na benn boy bu ko fekkee Layti Seck la tudda daf daan playal Seaview daf daan play bool koñ police la léegi mu nga Europe fekkee na wax jii nii fa leen toog maa ngi ordre ba léegi ndoguwuma pour wax la Gambien ni mel ak Gambien fa leen toog ba 4 o'clock ndaw si ñu dugal ko NIA CID fu nekk ma taxaw ci moom ma sukka ma ne ko maa ngi laa waatal ne yow xam nga ne xamuloo ma man xaw ma la benn yoon laa la gis wax ma kan moo la yónni coow li jeex rek ndaw si jooy na ma Cheikh yi man ngay wax ne xamuloo ma bi ñëpp demee ñu taxaw ci police yi ma ne ko maa ngi gëñ ci yàlla su fekkee ne yàlla dëgg la pour wax suma story yëpp dangaa dellu ci yàlla loolu rek laa bëgg a jàngale ak wan Gambien bone ci moromi Gambien ma ne ko su fekkee ne yàlla am na alquran dëgg la yàlla na ma yàlla àtteeg yow te bu mu am 2 fan ma dem ndaw si dem ma dem rek tëj suma bunta bi rek yootu suma kurus laa ilaha illallah laa ilaha illallah suma yaram su tàngee ma ne ko yàlla àtteel laa ilaha illallah yàlla àtteel nekk ci rek ma toog rek ndaw si kool ma Cheikh dama la soxla ma ne ko waxal mu ne ma bul ma record ma ne ko duma la record mu ne ma baalal ma ax ronxañ ñaar la bu tàng ak bu sedd soo meree bu tàng moo dee génn soo kontaanee bu sedd moo dee génn ronxañ bu sedd daanu suma kaw I feel it on my chest. It was one of the most beautiful memories bi ma am ci àdduna mu ne ma man den ma sant li ma def ma ne ko nen dem nga waxee ko ci police bi Jamila ci boppam de ndaw si mu ne ma ragaluma police because bi ma fa jógee mun naa laa woon police yi cees yuñ ma cees ak text message yuñ ma text alxuraan bi nga wax te may doomi jullit di doomi pol mu óor ma ne dama la tooñ munumaa nelaw dama dee tëdd guddi mel ni den ma dewoon ne wax ko mu bala la axa I call to apologize ngir yàlla waaye du police. Then I go and meet the girl mu won ma message yi ko Gambian police di chase kuñ yóbbu police ndaw si accuse góor yow nga koo chase in the same night la ko police yi commencé chase ne bul faale góor bi dafa foolish dafa tooy. I read it Gambian police ñoo ko text. So ma topp ko ba ñu xam mbir mi fan la xam nga waajooju kan la I Fall la F Jaawa la F Jaawa laa doon takka maag yaay F Jaawa papi F Jaawa ñoo dem ci police bi I Fall moo waxoon loolu Jamila mu def ko Jamila play that tricks on me ñu toog police station from 10 night ci weeru koor ba 4 Jamila was covering I Fall. Do I ever explain that in one of my audios? No, I didn't. dama jàpp ne natt la woon bu ñëw waxa fi egg rek ma wax ko moo tax su ma diggante ak F Jaaw li ci nit ñi xamul dafa bari but I prefer the silence. The results will tell in the next 10 years moom fan la moo nekk man fan lay nekk. It will determine who was right and wrong. àdduna dara yàggul it was 2018 ñu ngi ci 22 years dem na des na 8
in the next 10 years, our life, the results of our achievement will show our differences. Ifal def ma loolu. Because dafa dem ci Jamila joytul ko nako ki ma bëgga dafa am benn waaju ñëw dafa am xaalis te awma daf ko dee jaay xaalis daf ko bëgg a takka dimbale ma ngir yàlla Jamila def ko out of love mu ne fayñ ko dara fenal ma sosal ma biir fenal ma maa ko réeb fenal ne maa xaawi sutura famille F Jaawa fenal leen ñoom ñëpp ñu dem ci police ba man yaay F Jaawa papaam ak ñas xaritam la soldaar la ñu nekk Kairaba traffic light police station from buñ ndogo ñoom ñoo ndogu man lekkuma maa ngi oor ba fajar su ma amutoon cër ci yàlla xaw ma nu ñoo ñaanee yàlla yàlla uyóor ma fu ma jëm yàlla àtte na loolu ma bàyyi mu sedd moom Ifal toppaat ma ba bi ma takkee F Jaawa moo ko yóbbu ànd ak moom ci kaadi bi pour ñu yóbbu ma kaadi moom ak prosecutor bi nekk police kaani fiñ ci boori lopitaan bi ku njool ku xees ki ku ñoo bokk classe ci kooku la ma yóbbu woon moo tax benn dee fan yi 1 year after biñ divorcé may dawal suma moto koolole gis leen ñu ànda ma congratulate leen ñaanal leen yàlla xam ne ànda léegi moo gën a dagan ànda ci biir sëy di ànd ak safar di yóbbu sa jëkkër police di fanaanal sa yaay ak sa baay ci police so Jamila baalaloon na ma ax baalal naa ko ax and she was a sister ba si kaadi koot bi mu ñëwee yaay ji gis ko daf ko ne Cheikh moom fi indi Cheikh la support waaye nettali lu passé pour nit ñi jàngal nothing is wrong with it that's Gambia for you moo tax suñ tuumaale nit I feel it Jamila def na ma loolu dem naa Guinée Conakry jàngi xam-xam ñu def ma ko biige seen tuumaal na ma sàcca mobile am te xaw ma ko from there tuumaal neen ma réeb xale tuumaal neen ma sàcca tuumaal neen ma liggéey jigéen tuumaal neen ma womanizer tuumaal neen ma lu nekk I know how it is man puus bu ma def muy Dakar Télé Dakar muy Alfayda muy anywhere dama read each and every comment I screenshot some of them am na comments yoo xam ne yuñ defoon ci man 2018 I still have them danga read everything tuuma baaxut moo tax danga gis nit mu am gëm yàlla doo xam lu ko may gëm yàlla because den ko tuumaal kerek bi ma annoncé suma Facebook page bi ne I get married to Rahman Cissé before I do that dama ko ne jox ma sa password mu jox ma sa email mu jox ma amee ko Facebook am mu suma mobile maa ngi koo téye di ko contrôle ma déclaré ko in 4 hours mu am 121 friendship request 4 of them ñooy suma biggest enemy 6 of them they are friend of my ex what do they want and my wife received messages am na ku ko seen linki waxi F Jaawo suma jabar bu ma takka just last week fekk man tegal naa ko loolu benn play wan naa ko everything because love su amul transparency seetaane def cee mën a dugga my new wife bu ma takka Sénégal foree na la xamul dara Gambia nga xam ne the first thing she said to me mooy óoluwuma ñëw Gambia li ma dee dégg Gambia I tell her the beauty side of the Gambia she accept Gambian si di ko text di ko wax ne sa jëkkër baaxul yaa ngi maa fenal man yaa ngi maa sosal yaa ngi maa wala sa yaa ngi maa yàq suma der waaye yaa ngi yàq deri Gambia I receive all messages ni Malvin def ni screenshot mun naa koo def waaye ñooñu they are not necessary they are not important te mënuñoo jox suma wife information bu ma ko joxul maa leen gën a xam suma bopp ku takka jabar demut njaalo ji fayut caga nekkantuwut I have all the possibility in the world pour nekkaa jigéen 1 week pour dema moom fu ma neex am naa ko mun naa ko waaye I prefer pour takka su ma takka di fase sax man tànn naa takka maatane su ma baaxul sax maatane ku du takka 4 hours 121 friendship request la am
ma accept ñëpp message yi di daw. Did you know who you get married to? Be very careful. Jànqam ma moytul nangam lu moo moytu. kan la moo moytu lan. soo Gambia neen tey ci mbiri Malvin bi. njaw des naw xambin proverbe bi olof la. Let us be very careful am na lu des. buñ ne moo ko def te leerut ñu buñ ne defut te leeruñu neen ca em neen yamambaay. ku ci teeyu dinga ci am naxar dinga ci am gàcce. neen wàññi tuumalante bi suñ ko mënta wàññi kuñ tuumal teeyal. képp kuñ tuumal neen ko support neen ko may doole ba keroog bu tuuma bi di nekkee dëgg because lu bon soo ko defee dafa feeñ dafa am benn góor dafa dem ba ci àll bi mu gas ba mu xóot mu wax fa comme nga dem waaw mu suul ko mu dem toog ci dëkk bi mu ngi xaar na wax bi dina ko fekk ci dëkk bi nag bi dem ci àll bi yàlla bi taw fi mu waxoon mu am ñax nag bi lekk ñax bi bu mu lekkee ñax bi mu ñëw ci dëkk bi nag bi yuuxu xaw ma nu ñu dee waxee yuuxu nag in English bu gaynde moom xam naa ko mooy roar bu English laa xamut bu nag bi mu mee benn góor dégg na waxi nag mu interprète lu nag bi wax góor gi xom yaa ngi dégg góor gi waaru ci yàlla moom dem na ba ci àll bi gas ba mu xóot mu wax yàlla saxal garab foofu ñax nag bi lekk ko dem ci dëkk bi wax kenn interprète waxi nag bi la mu waxoon ci àll bi ñëw képp ku def lu bon fu kenn nekkut surtout jigéen nga tuumal ko jaay ko doole su ko kenn farlewut yàlla dina ko farle kon kuñ tuumalati Gambia neen ko farle ba dëgg feeñ waaye duñ tuumal nga farle ku tuumal loolu du alxuraan du civilization du justice jànguma justice waaye dama dee dégg ne till proven guilty suspect till proven guilty maanaam moom leen yaakaar ne moo ko def ba keroog bu àtte di wàcce ci kawam ne moo ko def waaye Gambie nag dañoo dégg léegi jooj léegi analyse léegi confirm léegi comment léegi mu jeex léegi that's Gambia for you so su ma yàlla xamaloon ni ma xamale ne Yaya Jammeh réebut Tuufa I will do the same waaye dëgg yàlla xamalut ma ne Malvin moo réeb wala réebut but into human perspective ci gis-gisi doomi aadama ci xeli doomi aadama ci gëm yàlla bu doomi aadama di am maa ngi oote ñu teey ñu def ndànka ñu màndu ñu bàyyi kumba am ndey bi kumba amut ndey bi di so-called activiste neen xam ne amuñ compine bu ñoo jàppalante tànka ka dimbalante activist is an act you have to support or against. Let's support the act but not the individuals. The individuals are nothing. If one feminist does rape, what will be the charges? What will be the charges? am na benn góor Sooti Jammeh la tudda Sweden la nekk suma time problème daf doon wax lu nekk su ma jëlee duma ko faale muy wax bañ mujjee nekk xarit man ak moom féministe la waaye li ci xew ci biir sax danga ko rus a wax am na ku tardé koo xam ne du dara fii ci àdduna du fi tekki dara te du dara yowmal xiyaam lu dul mu tuub te jéggalu Fatoumata Rahman Kooka du dara ci àdduna te su tuubut yàlla jéggal ko du doon dara yowmal xiyaam I know very well what I'm saying dañoo ñëw di def seen bopp relevant ci nit ñi ubbi seen mobile rek di wax agenda leen am dafa am lu leen raw ci àdduna Facebook live leen ko mun a dabaatale they are not talking for the benefits of the people because yow danga gis ñaar ñu am problème nga ne danga dem wax ci loolu di leen oo live pour ñu ñëw wax te sa baay su amee problème doo def live sa yaay su amee problème doo def live sa rakk su amee problème doo def live yow soo demee nukkante ji doo ko def live ñu ngi la biiral yaa ngi tardé sa àdduna defuloo ko live nen leen jaawale buñ leen jaawale kuy wax ngir njëriñi askan wi
ak kuy wax ngir li ko neex moom ak def boppam ne moo gën moo baax. Hypocrite level bi in Gambia is too high and it's worse than any virus you can think of. naa feq bi ci imaam yi, naa feq bi ci borom xam-xami diine yi, naa feq bi ci church bi, naa feq bi ci political party yi, naa feq bi ci jumaa yi, naa feq bi ci ngénte yi, naa feq bi ci famille yi, naa feq bi ci nekkantu yi, naa feq bi ci sëy yi, naa feq bi ci restaurant yi in Gambia is way too much. Is way too much. Feeg bàyyi wuñ yëfi naa feq te Gambia li ma gën a métti mooy ci Gambia mooy danga nekk naa feq ba pare bugg a nekk a society changer. You can't. Mënuloo loolu. naa feq rek la dafa war a play rôle am waaye danga nekk hypocrite ba pare ne yow danga sensitize nit ñi. How can that be? Yàlla képp kum yónni balam laa yónni dangaa baax sa jikko dafa rafet dangaa mun a muñ dangaa déggu dangaa ba pare mu yónni la. In the church before they choose you as a pastor dafa am criteria yu ñoo seet but Gambia nag moom dangaa xëy rek create sa Facebook dem na activiste nga rek mun a fen mun a duul bugg a góor bugg a xaalis ba pare na yow dangaa wax nit ñi pour ñu baax. Ibrahima Jabu Silla, you also not shouldn't do that, swearing on a Quran about something that you don't know nothing about it. You made a mistake. Dama ne yàlla moo ma xamal. Dama ci xam dara yàlla moo ma xamal. Yow Ibrahima su fekkee gëm nga ne xaw ma ci dara waata. Because I know Gambians xam naa ñi ma waxal moo tax ma waat jàpp dugga ci kaamil jël kaamil dugga ci jumaa léegi képp koo xam ne gëm nga ne man waxuma dëgg defal lu ma def. Mënuloo ko noppil mandu loolu rek lay jàngale. Because mbiri Malvin bi su ma ci xamoon dara waat ci. waatuma ci ñemewuma ko parce que xaw ma ci dara. Yow Ibrahima Jabu Silla da yàlla moo ma xamal man ma waat su fekkee yow xam nga ne xaw ma ci dara te óor na la jëlal sa mobile vidéo sa bopp jàpp dugg si jumaa waat ñu xool within some days what will happen to you. You know. Kon Gambia duñ la déglu dañoo ñëw di la déglu with the perception of xaaral ma xaar ko mu mistake xaaral ma xaar ko mu juum danga wax full paragraphe yépp correct nga made benn grammatical error ñu karakacoo word boobu noonu ñu karakacoo benn word because you made a grammar error and the essence of communication is understanding. So dama bëgga ñu delloowaat suñ bopp soo ñëwee ne delloo leen ci yàlla ku xamut yàlla nu moo delloo ci yàlla ku gëmut yàlla nu moo delloo ci yàlla neen delloowaat suñ bopp xam ne post bu jar nga yàq doomi jàmbur ñun Gambien si amuñ followers xoolal maa ngi def live 77 view Fatou Kër Fatou was celebrating 5,000 views. People are having 100 million views 1 billion view te tooñuñ kenn they do their music they compose the melody it's nice people love it and listen to it waaye lu la jaral ci àdduna amuloo sax 5,000 friends nga toog rek di yàq deri jàmbur less than 5,000 friends lu ko jar olof ngay làkk nit ñi dégguñ olof te nga wax dëgg su jeexee nga noppi. The change in the Gambia can be waaye ñun ñoo ko door. Let's start it from ourselves. niñ ko dooree man duma tuumal nit duma fenal nit duma la sosal duma la mere ba bugga nga daanu. Gambia nag den la mere ba bugga nga daanu. There is one I will never do that. Waaw Ibrahima comme mënuloo waat ci alxuraan nit ki gëm na gis na dara ba waat te nga màndu tamit si la dafa am benn góor Souleymane Cissé la tudda he's all Facebook all over daf ma daan support lu bari di ma ooyee doom baay bañ amante nomba daan ma send private messages because dafa bañ Yaya Jammeh man ma ñëw waat ne Yaya Jammeh réebu tuufa mu bañ ma def ma ennemi ci saa si di ma saaga lu ma comment lu baax mu saaga ma
lu ma comment mu saaga ma that's not human senses. That's completely wrong. Because yaaya nga support kii def na ni rek dafa bon. He cut off all the relationship, all the friendship, turned to enemy. There's this Pato Jallow. Gambia nen ma doy seede. Xawma ko musuma koo gis. Lépp lu ñu wax lu baax ci man dina wax lu bon. Daf dee comment ci man ba Watson Gambia delete commentam. Billahi wallahi tallahi munuma ci moom dara duma dara awma dara. waaye dina gis te ñëpp dineen gis ne tooñ baaxut te tooñ na kudut moromam. Once again dama ne Pato Jallow Barrow Pato Barrow Jallow xaw ma Pato Jallow Barrow. non Ibrahima Silla you don't offend me dañoo waxtaan rek yow jullit nga soo bëggutoon li ma wax wala amuloo ci njëriñ doo ma déglu doo ma seetaan aw ma problème ci loolu dama la doon rectifier rek ne comme yàlla xamal na ma ba ma waat yow munoo loolu bàyyil. waaye dama bëgg a wax ne Pato Jallow boobu nen leen ko xool. xamuma musut maa gis musuma ko yàqal musuma ko waxal musuma ko defal lu bon ci àdduna. saaga na ma saaga suma yaay xas ma tuumaal ma def ma lu ne te mu ngi koo def 2018 19 ba 20 mu ngi koo def. te danaa guddi ñetti yoon yàlla di ma bégal ci sedda bu moo seddal suma xol ci tooñ yu ma tooñ because daf ma tooñ ba mu dugg suma xol daf ma métti. léegi pour ñu xam tooñ nen leen xool Pato ñu xool ko bu baax tey ëllëg suba ngoon ñu xam lan mooy conséquence yi tooñ doomi adama budut sa morom te tooñut la nga ko tooñ constantly. Let's just wait and see, we will see the results. kon jël exemple yi suma bopp doesn't mean ne I'm bragging about myself I'm this and that I'm nothing. man si spam laa jógee spam kum laal nga raxasu bi ma jógee ci spam ma nekka deret nekka yax ñëw maa ngi nii suma yaay ak suma baay dama leen luwaasal aw ma fuñ dëkk. alquran tey rek maa ngi doon seet benn aaya daf ma réer ba dama dem Google seet ko. amoon na time duma daan julli I'm nothing. I'm not bragging about myself. I'm giving lesson ci tooñ ak jàppa nit ki di ko waxal loo xamut conséquence bi loolu laay jàngale but not may lii may laa duma dara. parce que li ma fi wax yëpp muy greatness is the glory of the Lord I serve not my glory. because dama day intervene oo yàlla mu ñëw su ma ci mënoon dara duma oo yàlla lu tax may ñaan yàlla pour mu may ma dégg because duma dara. so loolu na dugg ci boppa yi. kon Malvin daal ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla may déggam déggi Malvin yàlla bu mu ko réer. jigéen ñi nga xam ne ñooy wax ne daf leen réeb tuumaal ko parce que dara leeragut ñu ci yàlla na leen yàlla jox seen àq yàlla bu kenn jël seen àq. loolu laa leen na ñaanal yàlla because suñu amee seen àq rek dégg feeñ te Malvin dina dee ci kaso gi wala mu te def. so after all ñun jullit ñi lan mooy suñ cër suñ tuumaalee nit neen ci màndu su fekkee ne mënuñoo gëm yàlla neen xam ne ku ñu ko defoon du ñu neex. léegi-léegi nga comment bad thing about someone that somebody am ku la tontu nga tontu ko mënuloo muñ sax comment but you can comment about others. Gambia jaaragut ci yooni dem because xamuñ luñ bëgg xamuñ luñ bañ. jéggale dafa war. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la ci nit ñi lu mooy nga doon yërmande ci ñoom mooy jëmmi yërmande mooy ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqiqati al haitati bi markazil fuhumi wal maani kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon di ñaan ne yow yàlla yàlla na nga xiir xaj ci xajam doomi abi lahabani la doon ñaanal pour ñu xala ko moo daan jita saxaaba yi pour ñu rey ay doomi aadama ci dëgg yonentu bi yàlla yónni pour yërmande MSJ Hazard. kon tooñ danga koo jéggale ndax makarimul axlaax ñetti jikko la jéggalal ko la tooñ mayal ko la xañ
jéggalal ku la mayal ku la xañ jokkul ku la dogu jéggalal ku la tooñ waaye yabaate danga koo defante. Let us not make a mistake about that. bi yonent bi demee Medina saxaaba yi den nekk ci gëm yàlla mënuñoo am doom because they don't have the time for their wives. ñu tuumaal leen ne duñ góor den yoom. saxaaba bi njëkk a juddu den ko doon celebrate su doon léegi danga ne ñu ngi doon taal fanaal di celebrate because den leen accuse woon. gis nga umra danga dee bàyyi sa mbagga bi mu génn ñetteeli wër kaaba gi danga dee mel ni kuy daw. xam nga lu andi loolu MSJ Hazard ci islam den tuumaaloon saxaaba yi ne den néew doole yonentu ne tey ku wane ne am nga kàttan yal na la yàlla yërëm. ñu génnee seen am si to show that we are not weak, and that's a practice in Islam. kon jéggale am na waaye xale boo xamul la musuloo koo yàqal musuloo koo waxal jotewu leen dara ci àdduna mu di la saaga ñaari at di la xas ñaari at di la tuumaal ñaari at duma ko dóor duma ko saaga duma ko ñaan yàlla waaye maa ngee seetaan bés bu ko yàlla di jox risol sami because ku def yàlla fay la. lii rek laa wax métti na ma suma xol suma biir xol waaye mënuma ci dara muñ rek laa ci mun parce que suma rakka la Gambien la xale la damay muñ waaye lu ma muñ nag bëgg naa yàlla fay ko jëfam mu gis ko parce que duma ko def. su fekkoon benn yoon la ñaari yoon I read some comments from some people I know but I forget about it cause Gambian system dafa am ñëpp den dee wax nga wax and you don't even mean what you're saying. ñëpp dañoo jow nga jow ñëpp fen nga fen that's Gambia toppandoor moo fa bari. even ñu jàng sa bariwut jàngantu moo am ak jàngandoor waaye jàng dégg bariwut and Gambia dafa mujjee métti ba ñi xam dee noppi. ñi nga gis ñuy wele Facebook yëpp di binda di wax nekk ci everyday ñoo gën a ci biir Gambien si borom boppa yi dégg ñu si bari ñu nga toog parce que soo waxee ñu misinterpret la ñu misinterpret la saaga la xas la so you prefer the silence and keep quiet. so Gambien noonu la demee kon ñu moytu wante ñu buggante ñi soppante ñu ñaanalante jàmm. loolu suñ ko defee dina dem suñ ko munta def luñ xamul ñu màndu ci ñu toppatoo suñ soxla. man maa ngi Nigeria fii in the capital of Nigeria Lagos di fi def yëfi sëriñ di seetal nit ñi di leen ñaanal di faj seen soxla ñu ma fay xaalis. kon in that aspect maa ngi wax ne soxla yu bari fajiwut. sëriñ yi dinañ la jox sarax dinañ la sanga di nga dem ci cooj ba ñaan di nga naafi la xam nga lu tax soxla yu fajuwuñ. jow fen yàq dari nit xanaa xamuloon ne nit soo ko sosalee jafe-jafeem yàlla daf la ci dee saaf you enjoy his difficulties with him. léegi nag imaginal every day you comments about 10 people loo xamut danga toog bi danga uti megabyte jënda pour comment. xoolal tubaab wala nit ku màndu koo xam ne lijjantiwul nit daf tey dem ci kaw dafa dem ci kanam. foog ñu fiixal xol yi seddal ko yaatal dënn yi mun a màndu ci nit ñi yàlla defal ñu jàmm. wax ji gudd na xaw ma ñaata minutes laa dem te nit ñi den baax goo xam ne soo doon wax ba suba den laa déglu. am na ñoo xam ne suba dañoo ne la Cheikh Ahmed Demba daf doon saaga demal seetaan ko mu ngi Facebook duñ ñëw seetaan ngir jëriñu dañoo ñëw seetaan pour déglu saaga wala ñu ne wax na kii expliqué na li demal xool. kon sooy déglu sax déglul ngir yàlla. xam nga lu tax léegi xam-xam yi jëriñatut. people do research for argument. xam-xam danga ko sàkku ngir mu leeral sa xol bi. mu am lu nekk sa xol bi ba foo waxee nit ñi yëg ko. man soriwuma ci English soriwuma ci dara waaye in any platform I can give a speech and people will listen because dama sàkku ngir xam. ba dangaa gis kuy def research 1 week pour tontu
pour defante pour nangam pour àggi pour xuloo loolu du xam-xam. xam-xam da nga ko ut pour mu leeral la. gis nga 10 activistes maa ngi dox seen kaw ñetti ati yàlla di leen gëstu di leen lijjanti li ma ci xam sax dafa bari. dinaa ci def film bu gudda boo xam ne dina nekk ay part 4 some activiste ak lu mel ni li dal Malvin nii dafa bari. mbiri Malvin bi maa ngi cee dox dinaa ci def report wax ci li ma ci xam te yàlla tax ngir ëllëg jigéen ñi mun cee jàng ne du ko la neex tuumaal ngir ëllëg góor ñi mun cee jàng ne du ko la neex réep. olof mu ne sàmmkati jaan jaana koo mujjee lekk moo ko rey. soo neen jàppalante as a nation neen jàppalante as doomi aadama. muslim yi neen am seen barrière ci christian si islam leen doon ci leen nekk jullit leen suñ diggante christian yi dafa rafet neen ko rafetal. christian yi neen màndu ci jullit yi xam ne seen mbokk leen den utee diine ñu respectante boundaries yi nekk suñ diggante. ñun biir jullit ñi neen respect àq yu nekk suñ diggante suñ ko defut duñ dem. wax jii ma wax nag li ma fi wax yëpp muy jigéeni flag yi lu ñaaw lañ def. muy Fatoumata Rahman kooka bi try to be relevant xamul dara nekkul ci dara du dara. muy jigéen ñu tuumaal Malvin ak Malvin muñ tuumaal. muy ifal lam doon def pexe yam doon nas. muy suma mbiri boppa muy jàngat yi ci am yëpp dama ko wax te yàlla tax. képp ku ma tàccu gërëm ma ak ku ma saaga yéen ñaar laa emale. yàlla mi tax may wax moo may fay yàlla na ma fay yiw fay la yiw yow mi may déglu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhu Tidiane barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm naa képp ku seetaan kontaan gërëm naa la képp ku seetaan mer masaw naa la képp ku comment positif jërëjëf képp ku comment négatif jërëjëf. ñëpp laa emale ngir doomi aadama yëpp suñ dajale woon pour lor la munuñ laa lor lu mooy lu neex yàlla doomi aadama yëpp suñ dajale woon ngir jëriñ la munuñ laa jëriñ lu mooy lu neex yàlla. yàlla moomu noonu laa teg suma kanam moom laa gëm moom laay oote woo ci laa nekk yal na yàlla defal ñu jàmm have a good night yéen ñëpp ñu yendoo jàmm ñu fanaan jàmm yal na yàlla boole ñu jàmmal yal na yàlla may ñu jàmm juñ xam ne jàmm la. yàlla may ñu xam yàlla gëm yàlla bëgg yàlla saf yàlla dund yàlla gis yàlla ràññee yàlla doyloo yàlla jeex ci yàlla wakirlu ci yàlla xam yàlla yal na ñu ko yàlla defal bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam